internet yu Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaare di sant yàlla baax ci nii nu amaatee mbégte jàkkaarloo ak yéen tey ji ci seen émission bu mag bii di Dakar Buzz social waaye di leen baalu àq te di ñaan ngeen baal nu ndax wax dafa sew te ñu ngi jóge ci julli gi léeg-léeg nga wax loo xam ne sax waxuwul te fekk lu baax rek nga ci jublu ak defar waaye bëñ ak làmmiñ ñoo dëkk léeg-léeg sax ñu laalante te fekk du soon sabab ba kon ñu ngi leen di baalu àq di ñaan ngeen baal nu di ñaan luñ ci jaamu yàlla yàlla na ko yàlla nangu waaye di gërëm na képp koo xam ne rek yaa ngi bàyyi xel Dakar Buzz rawatina Dakar Buzz social wax dëgg yàlla koor gi liggéey nañ ci liggéey bu am solo ñun ak yéen yónnee ngeen seen i dërëm ak seen i ñaar dërëm ñu dajale ko di ko jox jaamu yàlla yi muy ceeb ak dëwliñ diirub koor gépp a ngeen ànd ceeg ñun loolu muy mbégte ci ñun ndax wax dëgg yàlla ku xiif ki ko jox mu lekk mooy bokkam kon ñu ngi leen ci sant di leen gërëm ndax nit bu defee lu baax ci aw ñaxam génne ko jox ko jaamu yàlla jar naa sant jar naa gërëm ku ci def sa dërëm ñi ngi ñaan yàlla yokku la te yàlla taxaw la di nuyu nag suma rakk bopp ji nga xam ne du ma jóg ci di ko nuyu muy Mouhamed Amar nga xam ne lu baax lu ne mi ngi koy def ci malade yi mook ñi mu bokkal liggéey bi Mouhamed maa ngi ñaan yàlla sàmm la yàlla kàttan la yàlla dëgëral la yow ak ñu nga bokkal liggéey bi yëpp ak képp koo xam ne rek yaa ngi ci biir di nuyu Amérique gi gépp di nuyu Mami Khalifa Kane depuis France moom tam nga xam ne lu baax lu ne mi ngi koy def ci malade yi di nuyu ñëpp rek ndax bëgguñu sax lim mais suñu xol mooy sedd ci léeg-léeg ñu bett la ne la joxal ma malaat nangam sa xol day sedd di nuyu Adja Sukay Samb depuis Amérique Adja Sukay maa ngi lay nuyu bu baax di ñaan yàlla taxaw la yàlla yokku la lu ne daj ko ci malade yi daj ko ci jaamu yàlla yi Sukay Samb maa ngi ñaan yàlla kàttanal la taxaw la ci barke Cheikhul Khadim seen émission Dakar Buzz social jógaat na comme ni mu koy defee seet suñu frère boo xam ne dafa amee feebar bu doy waar bi di dialyse di feebar boo xam ne wax dëgg yàlla bu la dalee nga am moyen sax da ngay sonn waxuma ak bu amul moyen muy lu metti nag may ñaanaat encore une fois état bi ñu gën a bàyyi xel dialyse yi ndax ñi ngi dund ci kër yi loo xam ne bu ñu leen dimbaliwul mën naa doy waar ndax 3 séances dans la semaine séance bu ne nga fay ci 65000 bu fekkee da ngaa xëy amoo loo ndékkee day metti ki amul lu mu ndékkee boo ko bëggee fay loo séance 65000 plus transport non loolu lu ko mën kon état maa ngi laal la daat loxo rek ngeen bàyyiwaat xel dialyse yi te gën ci yeesal yërmande donte yéen a ngi ciy def lu baax mais ngeen gën koo yokk di gërëm nag bonne volonté yi nga xam ne fu xelu maladie dalee ñoom ñoo ko dalal bonne volonté yi muy au niveau national au niveau international ma leen di sant leen gërëm yéen ñëpp di ñaan dialyse yëpp yàlla wéral leen tey nag ma amat ci cas bu spécial boo xam ne sonn na bi mu waree def dialyse ak léegi yàgg na ba mu ngi neewi yaram bi sa dal tànk yi mu sonn lool nag ma ci tàllal loxo di ku ci mën a jàpp nga jàpp ci te yàlla tax te xam ne ku ko dimbali yàlla moo lay fay kon ma laaj ko nan la tudd ak lii ko dal kañ la ak fan la ko dalee ku baax ki maa ngi lay nuyu. waaw man maa ngi tudd Salem Mbengue dëkk Kër Ndiaye Lo. lan moo la dal. dama am insuffisance rénale maanaam dialyse laay def. depuis kañ la dal. am na ñaari at ak lu teg fu mu toll ay weer. fan la dalee. Kër Ndiaye Lo la ma dalee. bi mu lay dal yan signe la def ci yow. genre tension la may def ak bu may noyyi gi boo tolloo fële da nga koy dégg ak tamit bu may dox di sonn mujj gi damay fatt ma foog ne tension la di faju tension lu yàgga ba mujj gi daal sama benn tante jël ma yóbbu ma si benn clinique bu nekk fii si Thiaroye pa boobu moo trouvé ne sama kër bi dafa am problème ñu évacuer ma yóbbu ma Dantec si benn professeur bi ma xoolee def loo may analyse tout ak yooyu noonu joxaat ma naan bu ma ñëw il s'est trouvé que ne man dama am dialyse bon dialyse bi tamit doon loo xam ne nii bàyyee la tur ma dara la ma dencoon si xaalis tailleur laa woon dama doon ñëw la ma amoon yëpp def naa ko si ba jeexal takk samay mbokk samay xarit man daal maanaam damaa roñ nit ñi mirage leen dugal ko si sama dialyse depuis 2 ans et quelques ay millions laa dépassé amatuma dara fu mu toll nii damay bëgg a def séance yu dialyse sax dem mais du ma am dara damay mujjee toog sama tànk yi xool nga ni mu niwee nii ak ñu ma mel boo toogee fukki fan ak juróom dialyse da lay attaqué parce que ñun du ñu saw boo naanee da ngay dem dialyse machine bi moo war a génni ndox mi filtrer sa deret dugalaat ko si biir bu dee na nag amuloo moyen yow toujours yow yaa ngi si problème toujours mu ngi lay attaqué di la def ay feebar
sama yaay sonn lool wax dëgg yàlla samay kilifa sonn samay xarit ñëpp def nañ sama feebar bi ba ñi ma doon dimbali sax gisatuma kenn parce que affaire bi dafa yàgg te tamit wax dëgg nit ñi dimbali nañ ma ba sonn fi mu toll nii nag moom coono moo ma tax a ñëw fii amatuma dara te maa ngi feebar bëgg rek ku ma dimbali si sama feebar bi jàppale ma ba nga xam ne nii dina oyof si man. wax nga ko sànq boo waree dem jalis des fois da nga am jafe-jafe ndax ki xëy am problème lu mu lekk soo ko bëggee fay séance jalis nan lay mel jafe-jafe yi. non moom kay fu mu toll nii moom critique na trop si sama cas waaw wax dëgg yàlla parce que man maa daan faj sama soxla léegi mënatumaa yëkkati dara amatuma benn kàntan feebar bi du la bàyyi ak benn kàntan daara yoratuma ko sama kilifa yi li ñu yoroon yëpp def nañ ko si man samay xarit comme ni ma la ko expliqué rek fi mu toll nii daal ku ma dimbali rek laa soxla waaw. nan lay mel ni douleur bi nan la ñoo dundee jafe-jafe yooyu war a faju amoo la faju ak douleur boobu nu muy mel. loolu kay moom dara gënu ko metti non seulement yow metti na si yow mais metti na sax si ñi nga dëkkal parce que ñoom ñoo lay gën a feebar ku si mel ni sama yaay moom vraiment dama koy xool sax maa dama koy yërëm damay dem ba mujj gi léeg-léeg damay fàtte sama feebar ndax moom ni muy souffrir si man moo tax nag ma bëgg affaire bi ku ma mën a dimbali rek dimbali ma ndax mu wàññeeku si moom parce que saa bu ma amee problème bu ma ko xoolee moom day feebar ni man. kañ nga gëj def jalis. war naa ay fukki fan yooyu ak juróom. ñu koy sànq bi nga yéeg yaa ngi àppaat ba sonn lool lu indi lool. waaw feebar bi moom noonu la lay def moom boo gëjee jalise moom ndox mi des sa yaram booy dox da ngay sonn tey tànk di bañ fu mu toll nii pour ma yéeg oto nii sax dañ may téye di ma ngoon li pour ma yéeg dox bi difficile trop waaw noonu la feebar bi di def sa tànk yeeg sa cër yeeg lépp lay téye. lan ngay wax ñi lay seetaan pour nu mën laa jàppale pour nga ay liy génn sa yaram. waaw loolu moom mooy rek lu waaye maanaam lu moom mën a dimbalee rek mu dimbalee ma noonu parce que fu mu toll nii ñun deseetuñ dara yoratuñ dara te feebar bi mayu la dara foog da ngay faju boo fajuwulee da lay attaqué waaw. jërëjëf mbokk internet yu Dakar Buzz dafay metti jalis feebar la boo xam ne bu la dalul doo ko xam ku mu dalul yàlla na la ump ku mu dal yàlla wéral la dafa metti jóge bu kër njaayloo bi muy ñëw rek mi ngi apart di sonn bi mu waree def jalis ak léegi ëpp na fukki fan ci koo xam ne da ngaa war a def 3 séances dans la semaine ñàkk xaalis parce que fa ñuy defee jalis boo amul day doy waar te 65000 ngay fay boole ci transport kon nanu bàyyi xel jalise yi gën leen a bàyyi xel te dimbali leen te ñaan yàlla wéral leen ndax dafa metti ndax xam nga ne nga war a def jalis sa yaram bi day sadd boo ko xoolee gis nga yaram bi ni mu xawee sadd ak tànk yi da ngay xam ni kon kii mi ngi dund ay douleur muy lu metti loo xam ni jalis du la baal moom da ngay def séance bi rek am jàmm defoo ko rek mu attaqué la te bu fekkee amoo loo defee séance bi nag day metti ndax séance bi day ay koppar a koy defee kon may tàllal loxo rek yéen bonne volonté yi nga xam ne yéen jàmm ju malaat am gannaaw yàlla yéen a ko jox parce que yéen ko yónnee xéwal mu mën a faju kon yéen bonne volonté yi laa tàllal loxo su diaspora bi dinañ ko dimbali te xam ne góor la soutien de famille la te wax dëgg yàlla da doon liggéey jàmbaar di góorgóorlu bu demee tey bi activité am yëpp arrêté c'est parce que mënatu la liggéey parce que balaa nga ne naam ne fa nan ko jàppale te yàlla tax comme gëj naa def jalis ça fait 10 jours yoo xam ne deful jalis ba tax yaramam bi sàdd ni néew yi Dakar Buzz Social di am mbégte ci plateforme boobu nag nga xam ne mooy 78 601 11 11 muy numéro boo xam ne neen képp ku ci seetaan loo ñu fa yónnee rek danañu permettre ñun bu ñuy seeti malade bi mën cee jël jox ko ci numéro bi di 78 601 11 11 plateforme boobu nag lu fa nekk yéen a ko fa def yéen bonne volonté yi seen i dërëm seen i ñaar dërëm ak seen i fukki dërëm moo tax ñu koy jël di ko joxaat malade comme gëj na def jalis ça fait 10 jours Dakar Buzz Social dina ko jàppale 65000 fayal ko jalis jëlee ko ci plateforme boobu mu daw defi jalis ndax nii mu mel nii suñu xel dalul ci ñu bëgg koo bàyyi mu toog sans mu def jalis comme nag wéram demeewul noonu te sonn na jaaxle na Dakar Buzz Social dina ko jàppale 65000 fayal ko séance bu mën a dem defi ko léegi ci nu mu gën a gaawee le temps que ñuy xaar vidéo bi dugg mais tàllal ne leen ci loxo kon ma jox ko 65000 yi.
40 45 50 55 60 65. Omar jëlal am na bu wadd pardon. Omar Dakar Buzz Social jàppale na ko 65000 di fukki junni ak ñett muy séance jalis comme loolu lay fay ñu fayal ko jalis bi Dakar Buzz Social moo ko ju fayal loolu nag buñ ko mënee bonne volonté yi nga xam ne ñooy xool plateforme bi di ci yónnee ñu koy joxaat maladie ñoo ñu koy jox tey jii faju nga ba jeexal fu ne dugg nga fa jaaxle nga bi nga waree def séance jalis passé na ça fait 10 jours Dakar Buzz Social seet la di la ñaanal ndimbal ba pare fayal la séance jalis pour nga mën koo defi parce que c'est état de santé mën a dellu fa mu ne woon yëg-yëg bi lan la ci Dakar Buzz. yëg-yëg bi maanaam. lan nga yëg ñi la Dakar Buzz bettee fayal la séance jalis tey loolu leen. waaw maa ngi am kontaan si yéen wax dëgg yàlla yéen a ngi jaamu yàlla ndax lii si jaamu yàlla la bokk. kontaan naa trop it mbir la moo xam ne nii dañuy ñaan yàlla yéen ñëpp ngeen jàpp si li ngeen def it rafetlu nañ ko lool ndax boo jaaxlee ñëw am foo mën a dem soumettre sa jaaxle loolu sant yàlla la waaw di leen gërëm rek te di leen ñaanal. lan ngay wax bonne volonté itam ñi nga xam tam ñu ngi lay seetaan ñoom tam ñu mën laa gën a jàppale ndax gis na ne yaa ngi dund ay jafe-jafe ci sa feebar. waaw ñooñu tamit war a xam ne ñun ñii li ñu dal nii yàlla moom moo ñu ko teg nattu la te tamit di si ñaan am dimbal gëm loo leen tamit ne leen loolu si jaamu yàlla la bokk parce que nit ki bu loro daan liggéey di faj soxlaam kenn xamalu ko dara dem ba nga xam ne nii feebar dab na ko dabin boo nga xam ne nii tamit lépp lu mu yoroon def na ko si ba amatul dara bon ku si mën a defit yàlla rek moom moo lay fay ñu ngi woo ñëpp tamit pour ñu jàppale ñu lu ñu mën a dimbalee rek dimbalee ñu loolu waaw ñu nit ñu ngi gërëm ñi nga xam ne nii moom moo ñoo ñuy yore fële mooy suñu directeur du centre bi Ndiaga wax dëgg yàlla ku baax la waaw ku baax a baax la ñi waaw membre équipage bi nga xam ne nii ñoom ñooñu gérer tamit di ñu faj ñooñu ñi ay nit yu baax a baax lañu ñu xam malaat yërëm malaat lañu waaw wax dëgg yàlla daal ay nit yu baax lañu waaw yéen it ñu ngi leen di sant bu baax a baax di ñaan tamit yàlla lim ñu teg nii mu teggi ñu rek si jàmm waaw ndax nit ku nekk boo sañoon am wér gu yaram dox yi sa soxla kenn bañ laa xamal dara nga liggéey faj sa soxla waaw. awa nag. awa mi nu booleeg yow. waaw awa tamit doon nit koo nga xam ne nii noonu wax dëgg yàlla nit la koo xam ne nii boo xoolee ba si biir da nga naan façon nit yu mel noonu sax desatuñ si àdduna parce que gis nit ki xam looga muy souffrir daanu feebar jàpp ko ba mu daanu tànkam dagg oto bu mu arrêté mu bañ mel ni du nit muy ñëw assister la dimbali la fayal la taxi ba fi nga jëm bon vraiment man mënuma kaa fay kontaan naa trop si moom yàlla na ko yàlla fii. jërëjëf mbokk internet yu Dakar Buzz di gërëm awa rek depuis hôpital Fann moo nu booleeg moom muy nit ku social ku baax moom tam koo xam ne yërmande laa ànd ak moom ndax da ko romb mu daanu ci tali bi di feebar di souffrir war a def séance dialyse amu ko ci la ko awa jëlee wax dëgg yàlla romb ko mun xolam mënu ko romb mu waxtaan ak moom fexe ko waxtaan am ay contact am jàppale ko ba ñu mën a def jàppale ko Dakar Buzz mën koo jàppale mu mën a def séance dialyse am kon ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant waaye di gërëm képp koo xam ne rek yaa ngi bàyyi xel émission bi di Dakar Buzz Social di wax ni tam arnaqueur yi nga xam ne mooy arnaqueur bi nga xam ne yaa ngi topp sama vidéo yi di nax nit ñi naan leen man la moo gett di lekk xaalisu malaat yi maa ngi ñaan yàlla soppi la soppi sa jikko waaye jéem a la tante beneen yoon wu bokkul ak boobu ndax ñii di jël xéewal di ko jox malade yi yaakaar naa ne ay nit leen comme yow te malade yi boo leen jàppalewul waratoo lekk seen xaalis yaa ngi wëlbati ko toppaat malade yi lekk seen xaalis ma leen di yeewaat encore une fois rek ndax kum fi woo danaan la man la moo get léeg-léeg sax mu ne la man ak Fadel ñooy liggéey Fadel liggéeyu la kenn Fadel Dakar Buzz lay liggéeyal bu la waxee danaa defal dièse 144 dièse nga def sa code bi ma dugalal la 1 million da lay nax soo ko defee code boobu mu yóbbu li nekk ci compte bi jéem leen a yeewu ci loolu ku lay jàppale di la dimbali du la laaj ay sa compte ak yooyu yëpp du la ko laaj parce que kooku deful may ñaan rek yàlla soppi sa xol soppi sa xel ba nga nekkaat ci beneen tracé bu bokkul ak boobu ndax lekk nga xaalisu Roqoy Bey 225 000 am ba Roqoy Bey ñibbi àllaaxira
may wax rek booy ñëw àllaaxira ngeen indaale ko 225 000 am bu dee mën ngaa gàddu 225 000 indaale ko àllaaxira loolu moom yow ak da koy béy la may ñaan ngeen yeewu rek te xam ni man mënumaa nax woo na ma mais man mënumaa nax kon yeewu leen ba ku lay jàppale du la laaj loolu lépp di gërëm ñi nga xam ne ñooy bàyyi xel Dakar Buzz waaye di wax ni wéy leen ngeen abonné dem leen ngeen abonné ci Dakar Buzz te xam ni lu baax lu ne mi ngi koy génne askan bee ko fi bàyyi bëgg na ku xiif lekk waaye ku feebar faju di gërëmaat suma rakk bopp Mouhamed Amar tey ñaan yàlla yokku la jàppale la ci barke Cheikhul Khadim lii moo nekkoon seen émission Dakar Buzz social ci micro bi Fadel mi ngeen tàmm di gis mi cadre bi Omar laa ci àndal numéro am nag dina défilé ci baaru écran bi pour ku ko bëgg a jàppale boo ko woowee rek di nga ko jot luy sa wërsëg xëy lu yoo ko yéene nga yónnee ko mën ci def églé science am Dakar Buzz social jàppale na ko 65 000 fayal ko science dialyse pour mu jóg di mu def science parce que état bi mu toll mënatul a xaar kon yàlla na ñëpp am jàmm jërë ngeen jëf jërëjëf